asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax a baax fa seen ñëw rek wax ci lu concerner l'actualité sénégalaise comme on a l'habitude de le faire ci suñu ay waxtaan lépp rek li ko waral mooy pour la bonne marche de notre république waaye tamit pour la bonne marche de notre démocratie laata loolu dañuy souhaiter un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Sénégal ci bés bi nga xamante ni ci la ñuy màggal gane si àdduna muy la naissance du prophète Jésus-Christ Isa ñi ñaanal suñu mbokk chrétien yëpp bonne fête lépp loo xamante ni rek ñaan nañ ko ci bés bi yàlla na ko yàlla nangu yàlla def jàmm Sénégal cohésion sociale bi ñu nekkee ak cohésion nationale bi yàlla na yàgg te bu kenn mën a dox suñu diggante ak ñoom ndax li ñu boole moo gën a fort muy Sénégal masul am problème mu ay xeet masul am problème mu religion kenn ku nekk yaa ngi gëm li nga gëm te terewul yaa ngi respecté tamit sa morom li mu gëm da ngay dem sax ci benn famille je prends l'exemple de Joal dem naa fa fekk famille boo xamante ni ñi dañuy nekk chrétien ñi nekk jullit mais bu fête jotee sax yow doo mën a xàmmee chrétiens yi ak jullit ñi donc loolu exemple bu am solo la ci Sénégal kon yàlla na fa jàmm mu yàgg voilà beneen bi damay féliciter ki nga xamante ni moom mooy Moussa Balla Fofana nekk économiste nekk tamit membre PASTEF nekk ca Canada moog le président Ousmane Sonko ñu génnee benn livre boo xamante ni bu am solo la ñu tuddee ko les territoires du développement xam naa nag liiraguma ko ndax tey la war a génn tey le 25 décembre ci Harmattan di ñaan sénégalais yëpp ñu dem jëndi téere boobu yër li nekk ci biir ndax ñaari borom xam-xam ñoo ko seq ñaar ñoo xamante ni la ñu am ambition lañ pour le changement du Sénégal le véritable changement ak la rupture ñu tuddee ko nag les territoires du développement donc ci wàllu décentralisation normalement la ñuy wax parce que xam ngeen ne Sénégal moom décentralisation bi dafa sooxe parce que tout est concentré à Dakar képp koo xamante ni falu nga rek yow li ngay jàpp mooy da nga jàpp ne Dakar mooy Sénégal quoi ndax moom mooy capitale bi gisoo chantier yi mag a mag yëpp Dakar lañ koy def ay BRT ay échangeur ba ci TR bi nga xamante ni coûté nañu xaalis bu bëree bëri te amul benn njëriñ Dakar lañ ko yemale ndax génnul région de Dakar parce que Diamniadio lay yem am na nag ñu wax ne dina dem ba AIBD waaye tamit bon defe naa ne mënoon nañ ko def si leneen loo xamante ni moo gën a rentable comme par exemple diggante chemin de fer bu Dakar Thiès bi voilà mën nañ ko defaraat mu am ay train yu baax yu am solo yoo xamante ni du cher wala ñu defoon ko ci diggante Dakar Bamako nga xamante ni dinañ mën a jëlee marchandise Bamako di indi Dakar mën nañ jëlee tamit marchandise Dakar yóbbu Bamako mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci wàllu commerce bi ak wàllu transport bi tamit c'est très important kon defe naa ne livre boobu noonu ku ko yër di nga ci fekk loo xamante ni lu am solo la parce que ñaar ñooñu bon xam nañ ne ay borom xam-xam lañ te am nañ vision boo xamante ni bu am solo la ci Sénégal te wàllu décentralisation dafa am solo parce que Sénégal comme ni ma koy waxee tout est concentré à Dakar gis nga région yi boo fa demee da ngay posé wu sax la question est-ce que ñii ci Sénégal lañ bokk surtout région yi nga xamante ni dafa sori te pourtant boo demee ci yenn dëkk yu mag yi doo sentir sax na yow ci capitale nga nekk wala yaa ngi ci benn région da ngay dem tey ci réew yu développé di nga fa fekk ay région yoo xamante ni mooy dàq sax capitale ba amul dara yow lépp loo xamante ni da nga koy soxla ba pare di bouger di dem ci capitale bi li ngay soxla yëpp day am foofu noonu nga dëkk te defe naa ne loolu moom mooy développement kon Sénégal war na ñëw liggéey ci wàllu décentralisation ba nga xamante ni duñ nekkati di sanctionner nit di ko yóbbu ay Tamba wala ñu koy yóbbu Kédougou comme ni ñu def Téliko nga xam ne moom voilà dafay wax dëgg dafay prôner pour l'indépendance de la justice gis nga noonu lañ ko def parce que bokkul ak ñoom gis-gis voilà bi mu jiitee UMS Union des magistrats du Sénégal def na fa liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la te nga xamante ni dëgg rek moo ko ñor waaye gis nga moom bi ñu koy sanctionné sax di ko affecté Tamba lañ ko affecté waa Tamba ne leen yéen da ngeen a sori te Tamba soriwul de 400 et quelques kilomètres la rek de Dakar xam nga loolu soo nekkee Europe wala États-Unis du dara ay 400 et quelques kilomètres kon defe naa ne Tamba waroon na nekk tey benn dëkk boo xamante ni du nekk dëkk boo xam ne ku ñu bëgg a sanctionné fa lañ lay affecté waaye nag dafa am yoo xamante ni
day waneen rek ne ki ñu jiite di Macky Sall moom boo àndeek moom di nga am jàmm soo àndut ak moom doo am jàmm te leneen li tamit encore c'est une insulte pour la population de Tamba xam nga parce que su fekkee ne suñuy sanctionné ni Tamba lañ koy yóbbu mooy ne Tamba dafa tàng mooy ne Tamba amul infrastructure yi ci war léegi nag ñoom soo leen laajee lu ñuy wax mooy voilà Tamba dañoo mérité juge bu mel ni Téliko te au fond dañuy xam ne loolu du dëgg dañ koy sanctionné parce que àndul ak ñoom tey jii bu àndoon ak ñoom danañ ko def président tribunal ci Dakar foofu wala Thiès foog naa sax moom Thiès a nekkoon Thiès lañ ko jëlee dem sànni ji ko Tamba xam nga muy wane rek ne ñii dañoo yab waa Sénégal te dañoo jël Sénégal xaaj ko def ko ñaar mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Macky Sall ñoom ñooy am jàmm ñu àndut ak Macky Sall du ñu am jàmm kon fu mu nekk ni ñaari sénégalais moo am Sénégal comme nu ma koy faral di waxee ba tey ci affectation yi gis nga Kédougou fa lañ jël Guy Marius Sagna ñu yóbbu ko parce que Guy Marius Sagna tamit c'est un révolutionnaire nekk un activiste boo xamante ni dara yitteelu ko lu dul Sénégal Sénégal rek moom moo ko ñor gis nga moom it affecté nañ ko mu nekk une affectation arbitraire à Kédougou ba tey tamit foofu ñu ngi wane ne Kédougou tamit àll la sori na avec toute sa richesse am or fer bi fa la nekk mooy Falémé ci région de Kédougou la bokk wala région de Tamba daal en tout cas zone boobu benn la parce que avant Kédougou di nekk région ci Tamba la bokkoon quoi donc Kédougou fa lañ yóbbu Guy Marius Sagna foofu tamit insulté waat nañ la population de Kédougou wan leen ne leen carrément yéen da ngeen a sori da ngeen a tàng amu leen benn infrastructure su amee koo xam ne àndul ak ñun Kédougou lañ koy sànni ji léegi ñu ànd ak ñun dañ leen di affecté foo xam ne fu jege la comme ay Mbour Thiès Kaolack ba Diourbel sax jege na xam nga mais loolu warutoon a am Sénégal maanaam ñiy sentir ne nit yóbbu nañ ko fenn mu yëg ne foofu dafa sori loolu ci niñ ko mën a amee mooy comme décentralisation bi ni nga xamante ni Balla Moussa Fofana mu ngi koy expliquer lii rëgguma ko nag encore une fois mais xam naa ne wàllu décentralisation lay wax xam nga parce que suñu waxee territoire du développement man pour man ça part de la décentralisation xam nga mais damay magnifier rek xam ne ñoom am nañ ay ambition te am nañ vision bu sori ci Sénégal quoi voilà donc kon Sénégal bu ñu demee ba nga xamante ni dañuy nit day sentir ne man yóbbu nañ ma Tamba wala yóbbu nañ ma Kédougou wala yóbbu nañ ma Bakel dafa sori rek mooy ne ñun développé guñ quoi parce que war nañoo mën a am de très bonnes routes am ay infrastructures yoo xamante ni tey booy voyager doo ko yëg parce que Sénégal c'est un petit pays quoi 96 000 kilomètres carrés non 196 000 kilomètres carrés xam nga Sénégal pour nga daw fa 1000 kilomètres il faut nga jógee ko Dakar xam nga Dakar ci côté ouest bi foofu la Sénégal yem nga jógee ko Dakar jël yoonu Tamba bi mooy li ñuy wax corniche bi nga dem Ziguinchor foofu mën nga daw 1000 kilomètres mais lu ko mooy mënoo fa daw 1000 kilomètres te xam nga tey boo jëlee corniche bi rek mooy ne jaaree woo ko ci Transgambienne bi mooy ne nga ñëw ba Kaolack jàdd jël yoonu Ndofane Nioro poste Kër Ayib traversé Gambie après dem croisement Diaroumbe après nga soog a dem Kolda wala nga soog a dem Ziguinchor su boobaa dina gàtt ça te fait au moins 500 kilomètres par rapport ak boo ko jaaree fële kon boo ko jaaree fële yow da ngay def un contournement donc imaginez leen tey Sénégal su fekkoon ne dañu rapproché yenn dëkk yi defar ay yoon yu baax TR bi 1000 et quelques milliards yu ñu ci def te amul njëriñ bëgg wan Sénégalais yi ne am nañ TR nga defoon ko tey ci ay tali def ko ci voie ferroviaire bi comme ni ma ko waxee sànq diggante Thiès ak Dakar wala diggante Dakar ak Diourbel diggante Dakar ak Kaolack ah Ziguinchor nga jéem ko désenclavé parce que dafa enclavé xool yoon boo ko utal ba nga xamante ni nit ki bu jógee koo Dakar tey pour mu dem Ziguinchor taf Tamba même chose am ay autoroutes yu baax mais loolu c'est très important loolu mooy développement wu dëkk ba pare rapproché dëkk yi jegele leen loolu tamit mooy tax dem beeg dikk bi gaaw te dem beeg dikk bi bu gaawee développement dafay am c'est très important kon affaire bi question de volonté la rek ak vision moo tax ñoom Moussa Balla Fofana ak président Ousmane Sonko wóor na ma ne
loolu xam naa ne war nañ cee wax ci dans les normes parce que loolu defe naa ne Sénégalais yu bëri ñu ngi koy jooy xam nga Sénégal dëkk bu ndaw la mais des fois da ngay dem ci ay yenn dëkk yi da ngay souffrir xam nga am na tamit yenn infrastructure yoo xamante ni du am ci région yi xam nga am na yenn këyit yoo xam ne boo ko soxlaa tu es obligé nga dem ba Dakar xam nga wala nga dëkk ci benn commune nga obligé dem ci benn capitale régionale comme su fekkee da nga dëkk Nioro xam nga wala nga dëkk dans le Saloum am na yoo xam ne boo ko lijjanti il faut nga ñëw ba Kaolack xam nga ci wàllu ay hôpitaux yeeg yooyu noonu tey jii boo jëlee région de Kaolack tey ñëpp foofu la ñuy évacuer mooy la ville de Kaolack mooy capitalu Saloum bi xam nga Kaffrine def nañ ko région mais bi mu amee hôpital yàggul gis nga moom le président demoon di ko inauguré ji Fatick bi mu amee hôpital yàggul te érigé nañ ko en région depuis 1984 par Abdou Diouf moo Kolda ba tey Fatick am na yenn cas yoo xamante ni Dakar dañ leen di évacuer wala ñu indi leen Kaolack Kaffrine tamit même chose des fois dañuy jëlee sax ay malade jëlee leen ba Tamba indi leen Kaolack xam nga soo jëlee tey ay cour d'appel Kaolack la amoon ak Dakar ak Saint-Louis bon léegi nag ñuy continuer di def ay yeneen cour d'appel parce que Ziguinchor ubbi na gis ngeen ne tamit Thiès tamit am na mais bu njëkk ba Kaolack moo amoon ak Saint-Louis ak Dakar waa Matam dañ daan jógee ko ba Matam pour bu ñu bëggee def appel bëgg a def recours dañuy ñëw ba Saint-Louis gis nga sax récemment yàggul dara Djibril Ngom bi mu defee lu bon loolu mu def waa Yewwi Askan Wi ci cour d'appel bu Saint-Louis lañ ñëw defee foofu noonu seen recours gis nga waa Kédougou dañoo ñëw ba Kaolack ñoom it xam nga loolu dafa jéggi dayoo yooyu yëpp tey dëkk bu nekk rek lépp lu fa war a am loo xam ne nit ñi dañ koy soxla war nañ ko fa mën a def moo tax ma ne la suñu gars yi dañoo desee liggéey moo tax ñun dañuy encourager di magnifier li nga xamante ni moom la Moussa Balla Fofana def ak président Ousmane Sonko livre bi wóor na ma ne ku ko lire moom di nga ci gis programme boo xamante ni programme bu baax la te wax dëgg yàlla nag da ngeen cee am droit xam nga da ngeen cee am droit parce que ay sénégalais ngeen fu mu nekk nii Sénégal depuis Macky Sall nekk fa en 2012 ba léegi maanaam délit d'ambition moo fa am maanaam ñoom dañoo ñëw aakimoo Sénégal jàpp na Sénégal ñoom seen Sénégal la ñoom ñi nga xam ne matuñ sax benn bande la wax ne matuñ sax 1000 personnes ñoo aakimoo Sénégal dem si entité yëpp jël fa seen ay complices ñu jàpp ne ñoom Sénégal ñoo ko moom kenn warul am ambition pour jiite réew mi kenn warul leen a contre ku leen contre dina fexe ba dugal la ci kaso gi xam nga ku am ay ambition dinañ fexe ba faagaagal la te constitution bi dafa wax ne bépp sénégalais boo xamante ni am nga lu ëpp 35 ans voilà mën a bind français mën kaa lire donte loolu sax war nañ ko réformer waat xoolaat ko quoi parce que voilà c'est pas du tout normal parce que ñun nous sommes pas des français hein, on est des sénégalais voilà loolu c'est pas du tout normal France dañ ñoo coloniser woon mais léegi coloniser tuñ léegi nag te defoo dara loo xam ne yoon da koy tere bañ war la mën a condamner xam nga lu mel ni ay détournement de deniers publics ñu condamné le plus de 5 ans wala ay nga def crime wala yenn crime yu grave yi quoi ak ay meurtre rek yooyu noonu am nga droit nag jël sa ay programme def ko ci livre wala nga wax ko nit ñi dégg ko nga ne man damaa bëgg a jiite Sénégal waaye dañoo gis ne Macky Sall bu mu fi nekkee ba léegi képp ku am programme ne da ngaa bëgg a yore Sénégal te àndoog moom da lay fagaagal même boo àndeeg moom boo wanee ay ambition sax da lay fagaagal gis nga gars yi ko gënoon a jege ñoom Matar Cissé ñoom Mimi Touré ñoom Amadou Ba ñoom Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne ay homme de confiance am la ñu woon xam nga Aly Ngouille Ndiaye tey bokk na ci ñi ko sàccal tey ba mu gagné élection 2019 bi parce que moo nekkoon ministre de l'intérieur mais bi mu paree da ko dàq parce que dafa xaw a njort ne ñooñu dañoo am ay ambition pour remplacer ko kon xam nga ne kooku kon parewul pour jógee ci boppu réew mi dafa jàpp ne Sénégal moom moo ko moom ba pare am ñu ko ciy jàppale ñoo xam ne ñu ngi ci secteur yëpp ñu ngi ci entité yëpp chaque jour ma wax ko heure bu ñu toogee ci télé yi dañuy nekk di marginaliser nit ñi di jéem a toroxal nit ñi di jéem a saaga nit ñi di xas gor ñi wane na ñoom rek ñoom ñoo baax ñeneen ñi baaxuñ
dama am sama benn xarit boo xam ne dañuy faral di waxtaan à chaque fois mu nekk nag koo xam ne ku contre Ousmane Sonko la ma ne ko bu la neexee nga contre Ousmane Sonko c'est ton droit le plus absolu ma laaj ko na ko lan ngay reprocher Ousmane Sonko mu ne dafa foog ne moo gën a jub ñëpp quoi dama boo tegoon Macky Sall teg Ousmane Sonko laay kii Macky Sall laay votel du ma votel Ousmane Sonko ma ne ko mais c'est plus tard yow tu ne peux plus voter pour Macky Sall xanaa mu dem ba 2029 mu ñëwaat mais 2024 moom Macky Sall ne peut plus être candidat kon yow dama tànn keneen am nga droit nag xool ki la neex comme Ousmane Sonko doy la tànnal ci yeneen gars yi mais Sénégal moom il faut que am ñu ko jiite te politiciens yi ñoom ñoo koy jiite bi mu nekkee Sénégal ba léegi tànnal Thierno Alassane Sall wala Abdoul Mbaye wala nga tànn Malick Gakou wala Khalifa Sall wala Abdourahmane Diouf ak ñeneen ñoo xamante ni tey voilà mën nañ ils sont capables de diriger le pays xam nga mais nag tu ne peux pas juger Ousmane Sonko tu n'as rien à reprocher à Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko droit la am bëgg réew mi bind livre am bu tudd solution proposé ko Sénégalais yi mais Macky Sall nag moom am na lu ñu koy reprocher parce que moom il a montré ses limites il a montré ses preuves parce que il a été élu mu def ñaari mandat def na 2012 ba 2019 2019 ba 2024 lay jeex su jeexee jeex na donc am na loo xamante ni réussir ko am na loo xam ne Sénégalais ñu ngi ko doon xaar ci moom gisuñ ko am na ay attentes yi ñu doon xaar gisuñ ko am na ay promesses yu mu digoon Sénégalais yi gisuñ ci dara xam nañ ne moom dafa échec totalement dafa échec il est échec donc kon yow suñuy juger Macky Sall la ñuy juger mais mënaguñoo juger koo xam ne moom dafa proposer rek mu ne non politiciens yi ils sont pareils ñoom ñëpp a yem ma ne ko ñoom ñëpp mënuñoo yem ma ne ko man wax jooju du ma ci d'accord parce que xam nga lu tax du ma d'accord ci genre wax yooyu àdduna bi mu sosoo ba léegi ñëpp mënuñoo tolloo yàlla day bind ñaar bind ñett bind ba ñeent bind ba juróom bind ba ay junne kon nit ñi mënuñoo yem ma ne ko ñun on est à notre 4e président bi ñu amee indépendance rek léegi 61 ans la def donte nag mënoon nañ see développé ci 60 ans parce que am na ay réew yu bëri développé nañ ay Chine ak ay Japon yak ay Malaisie ak ay Indonésie ay Dubaï réew yooyu yëpp tey liggéey nañ tey ba toll ci benn niveau de développement wala benn niveau émergence ci même pas 50 ans am ñoo xam ne ci 60 ans net kon ñun dañoo am problème mu ay njiit yu baax ma ne ko nag lu mu yàgg-yàgg dinañ dajeek ku baax te nag dañuy continuer di am yaakaar ma ne ko man sama classe gi jamais ñu découragé ci Sénégal Ousmane Sonko li mu indi man daf maa doy mën na ñëw def mën na ñëw tamit ñàkk def mais yaakaar la ñuy am def na loo xamante ni ñi koy def bëriwul ci Sénégal ci histoire politique gu Sénégal ñëw na ne dafa soxla réew mi bind livre am solution wax nu mu fas yéene yoree réew mi ci wàllu secteur yëpp pour développement am gis nga nag bindaat nañ beneen livre en compagnie de Moussa Balla Fofana ñu tuddee ko les territoires du développement defe naa ne booy laaj réew loolu moo jaadu fi nga war a jëmee réew mi da nga koy dëxëñ ci benn téere nit ñi liir ko ñu jàngut mënuñoo liir ñu waxal leen ko ci olof ñu comprendre ne kii kat buñ ko falee fii la nar a jëmee réew mi mais on peut pas juger quelqu'un boo xam ne moom il n'a pas été élu président il n'est pas encore élu kenn falagu ko xam nga mais ki ñu fal ba pare nag kooku nag lañ mën a juger wax ne kat lii la waxoon def na ko wala def ko xam nga mën a def bilan yam xam nga mais ñun fekk tey am na ay nit ñuy am ambition ci Sénégal dinañ continuer di am yaakaar ci ñoom dinañ continuer di dundee yaakaar gëm ne Sénégal am na ay nit ñu baax ñu fa nekk te dinañ mës a tombeek nit koo xamante ni dina ñëw indi rupture indi véritable changement mais nag on peut pas prendre tout le monde dugal leen ci benn saak naan ay politiciens yi ñoo yem mais politiciens yi ñoom ñooy jiite réew mi di kan moo mën a yore réew te doo politique li bon kañ mooy politique politicienne ñëw di def comme Macky Sall nu muy def di jàpp ay nit di tëj xam nga di def ay pexe pour toroxal ay nit xam nga mais politique boobu moo baaxul mais ñun politique bu ñu soxla mooy une politique de développement autant pour moi politique boo xam da ngay ñëw agriculture bi dox xam nga Sénégal am énergie bu doy muy courant Sénégal am autosuffisance alimentaire xam nga am un bon système éducation bi baax ñu am ay infrastructures yu doy sur plan yëpp am ndox mu doy eau potable xam nga
suñu ay ressources minières ñu fexe nuñ ko gérer suñu bopp wala su fekkee am na ñeneen ñu ñuy collaborer tamit ñu bañ ci perte industrialiser dëkk bi créer emploi xam nga ma ne ko loolu moom mooy politique de développement quoi ak yeneen yoo xamante ni dafay tax réew mi jëm kanam ba nga xamante ni dootuñ am dara lu ñuy ñeeeti yeneen réew yi nga xamante ni dafa développé comme ay Europe ak ay États-Unis ba suñ doom yi sax dañuy dugg gaal di dem Europe di dee ci yoon ma ne ko loolu moom mooy politique de développement te loolu képp ku mënti ñëw muy sëriñ ak muy ku jógee ko ci société civile bi ak foo mënti jógee boo ñëwee te amoo parti politique sax nga nekk candidat indépendant bu ñu la falee sax tu vas faire de la politique il faut nga def politique mais politique bu ñu soxla mooy politique de développement mais pas politique di séparer ay sénégalais pas politique ku ànd ak man yaay am jàmm ko àndut ak man moom ray la rek laay def ray bi nag soo ko déggee pas ñu ray la nga dee nii mais dañ lay jéem a liquider politiquement yow dootoo exister ci te gis nañ ne Macky Sall def na ko fi ay nit ñu bëri di protéger ay nitam yoo xamante ni dañuy def ay détournement de deniers publics yoo xam ne dafa flagrant leer naññi ay corps de contrôle ñu leen di épingler mu leen di protéger bu ñoom Guy Marius Sagna wàccee di marché naan courant bi dafa cher ndox mi dafa cher ñu jàpp leen tëj ci kaso bi boo defee benn poste wax sa xalaat ñu jàpp la tëj la ci kaso bi kon Macky Sall dafa séparer Sénégal ñaari Sénégal moo fa am ku àndut ak moom même boo nekkee dans l'administration boo wanee na ànd ak moom tey nga dee xam nga jël justice bi teg ci loxoom moom mooy tànn ay juge am di présider conseil supérieur de la magistrature di nommer à tous les postes civils et militaires donte loolu moom moo ko war a def mais nag justice bi dafa war a am indépendance xam nga tey ce qui n'est pas normal mooy ñu ne ñetti pouvoir moo am pouvoir exécutif législatif ak judiciaire léegi pouvoir exécutif bi moom dem ci beneen pouvoir ba di fa dogal di nommer ay président cours et tribunaux di nommer ay procureur mais ku la abal bët fu ko neex ngay xool yooyu yëpp ay jafe-jafe la ay problème la ñun tey on a besoin d'un président boo xamante ni dafay ñëw république bi nekk dëgg une vraie république une vraie démocratie opposition bi dañoo am droit opposé wu bu ñëwee may leen jàmm bañ leen xañ seen ay droit bañ a def ay répression ci ñoom yemale sénégalais yëpp sénégalais bu ànd ak yow ak bu àndut ak yow nga xam ne yow yaa boole ñëpp jiite leen ku far ci yow bu defee naka sudul noonu nañ ko def comme ku farul ci yow nuñ koy def justice def liggéeyam ku bëgg a marche ñu bàyyi la nga marche mais Macky Sall bi mu fi ñëwee ba léegi ay interdiction de marche moo fi am kenn du marche ku bëgg a marche mën na la doo marche génnee policiers yi ci Dakar xam nga ñu bunkariser Dakar yëpp mel ni guerre mooy waaj a am te pourtant marche boobu bu ñu ko autorisé woon li effectif bi muy soxla bu ko interdire ah effectif boobu noonu du ko soxla bu ko autorisé te marche sax kenn amul droit di ko interdire sauf en cas de force majeure nga xamante ni trouble à l'ordre public ak yooyu noonu renseignements généraux yi wax ne bu amee lii war na mën a am wala après ñu arrêté ko mais gis nañ ne Macky Sall nu mu koy defee moog ay gaayam demeewul noonu seen bànneexu bakkan lañ topp rek voilà ñii ànduñoo ak ñun donc duñ leen fi bàyyi ñuy marche xam nga di dóore di tëjee kaso jaay doole boobu noonu lañ bëgg mu jeex ci Sénégal l'homme qu'il faut à la place qu'il faut kenn ku nekk li nga mérité place bi nga mérité ñu teg la fa c'est très important ñun Sénégal moo ñu gënal Macky Sall moo ñu gënal Ousmane Sonko moo ñu gënal ñëpp ba pare inégalité bi am Sénégal dafa war a jeex du dañuy fal nit président de la République rek mu jàpp ne moomam dëkk bi ku ànd ak moom lu la neex nga def te dara du la ci fekk temps yi maa ngi dégg ay scandale yu am trésor bañ arrêté sax ñaar ñoo xamante ni dañ leen a soupçonné ñu ne 4 milliards et quelques lañ fa détourné poste détourné nañ fa ay milliards LONASE même chose port autonome di def ay recrutement yoo xamante ni recrutement familial ak feneen yàq administration bi mais tey avant détournement yooyu noonu ñu koy dégg ñaata ministre yu ànd ak Macky Sall ak ñaata directeurs généraux la ñu épinglé ay corps de contrôle épinglé leen te mujjul fenn xam nga loolu mën na influencer sax tey ñiy liggéey trésor ak ñi liggéey tey poste wala ñi liggéey LONASE ñoom it ñu def comme ñeneen ñi parce que dañ naan kat lii ku ko def doo mujj fenn du mujj fenn da ngay rëcc te loolu pourtant ci waa kër Macky Sall yi lañ ko gisee ko ci Macky Sall sax moom en personne parce que Macky Sall il a déclaré que ne moom am na 8 milliards te Macky Sall mënul am 8 milliards Macky Sall mënul am sax 1 milliard parce que bi mu commencé liggéey ak léegi mënul am salaire boo xamante ni mën na ko may ay milliards même bu doon jël salaire am du ci lekk du ci naan di ko dajale boobu ba léegi 2000 ak léegi bi mu nekkee directeur général bu Petrosen ak bi mu fa commencé liggéey yore banque de données bi
bu Petrosen loolu yëpp ba léegi nii tey ça fait 21 ans mënu cee am plus de d'un milliard te xam nañ Sénégal gis nga boo fa amee salaire 2 millions tamit di nga dund am nga ay dépenses yoo xam ne da nga koy def moom biñ ko falee bees daf ne 8 milliards la am te mënu ko justifier biñ ko waxee ne ko justifier daf ne Ablaye Wade moom moo ko jox est-ce que loolu jaadu na est-ce que président war na même bu doon dëgg Ablaye Wade génn na dëgg est-ce que président mën na génn tëb rek may nit ay milliards et milliards fan lay jëlee xaalis bi Ablaye Wade du milliardaire mënul may ay milliards donc kon transparence bu amoon Sénégal xam nga Macky Sall du nekk milliardaire moom moo njëkk a wane ne moom milliardaire la ay nitam ñëw nekk milliardaire rakam tudd nañ ko ci scandale 6000 milliards waa BBC nekk benn organe de presse bu crédible ñëw cité ko def ay enquête bañ xam ne mook Franck Timis ñoom ñoo luubal loolu te Macky Sall moo leen defal décret boobu noonu mooy exploration bi xoolal loolu nga ñëw tey ci Mansour Faye jox nañ ko fi 1000 milliards ci affaire Covid bi fan la mujjee est-ce que xaalis bi jaar na ci yoon Mame Mbaye Niang ñu tudd ko ci 29 milliards Cheikh Omar Anne tudd nañ ko ci ay surfacturation Mamour Diallo tudd nañ ko ci 94 milliards ba 94 milliards yooyu sax moo mujj indi affaire Adji Sarr bi parce que yow yaa ngi jël xaalisu Sénégal xaalisu sénégalais yi benn sénégalais génn ne kii sàcc na seen xaalis nga ne yow da ngay venger wu ci kawam léegi Mamour Diallo boobu ñu ngi koy jël di ko protéger def seen benn commission d'enquête seetal ko ba mu set wecc parce que ñoom ñoo séddoo xaalis bi ñoom i neen seen biir ak yeneen scandale yoo xamante ni des scandales sur scandale yoo xam ne am na sous Macky Sall parce que ñooñu ils font de la politique parce que ñooñu ils font partie du parti présidentiel du parti au pouvoir APR wala Benno Bokk Yaakaar moo tax ñun kenn di leen def dara léegi nag ñi nekk trésor dafa liggéey ak ñeneen ñu nekk ay simple agent foofu noonu gérer xaalis loolu mën na leen influencer donte loolu baaxul kenn du ko cautionner sàcc kenn du ko cautionner def lu bon kenn du ko cautionner mais nag affaire bi dafa am fu mu commencé mooy li may faral di wax sama expression boobu rek affaire bi comme train la train locomotive bi mooy nekk ca kanam mooy diri wagon yi su jubee wagon yi yëpp ay jub mais bu dëngee wagon yi dañuy daanu kon tey scandale yu am sous Macky Sall yëpp tey responsable bi Macky Sall la parce que moom moo jël ay nitam di leen protéger di rëbb ay nit ñoo xamante ni parce que dañoo wax ne ànduñoo ak moom te am ci droit rek nag am ay ambition tamit pour ñëw jël place am moom mi nga xam ne jeexal na mënatu la nekk président ci 2024 mënul nekk candidat kon mun na leen yéen moom il faut que ñu abattre leen quoi képp koo xam ne da nga maa contre rek yow waroo am jàmm ci Sénégal képp koo xam ne da nga ànd ak man nag yow defal lu la neex defal détournement de deniers publics defal trafic de faux billets comme Bougazelli danañ la génnee trafic de faux de passeport diplomatique dégg naa jàpp nañ ci sax benn député ba def ko sous mandat de dépôt mais mën naa am sax dañuy bluffer gars yi rek parce que bu amee coow nii rek da ngay gis dañuy comme nu ñu defoon Seydina Fall Bougazelli rek la ñuy def voilà damal tëdd après dinañ lijjanti sa affaire 6 mois parce que affaire bi boo ko toppee après yuuxu day jub fu ñu ko foogeewul muy diilu passeport diplomatique yeeg muy trafic faux billet bu Bougazelli bi yooyu yëpp bu ñu ko toppee tey mën na la dugal ba palais wala mu tudd ay kilifa yu mag a mag ci dëkk bi loolu moo tax dañuy étouffer yooyu noonu yëpp di tour nit ñi lëndam parce que coow la ñuy bëgg a fay gisoo jour bi ñu génnee kilifa lañ dugal benn député bi kaso xam nga kon da leen di wóor ne ñi leen manqué moom mooy honnêteté ak droiture te nag ñun Sénégal ñun ñoo ko moom kenn moomu ko du Macky Sall moom Sénégal du Macky Sall moom mooy falaate moom dañ koy fal benn carte la am man mii di wax ak yéen benn carte laa am benn carte d'identité la am man benn carte d'identité laa am carte électeur laa doon wax sànq benn passeport la am man tamit moom laa am xëy na mën naa am passeport diplomatique am passeport ordinaire te man foog naa mënuma am passeport diplomatique quoi voilà donc du moom mooy tànn ki war a nekk président Sénégal wala moom moo fiy toog naan ay suñ ko laajee ne ko ndax da ngay def troisième mandat donte kenn war a ko laaj parce que maa ngi gis Pape Ngagne Ndiaye mi ngi soulever waat débat bi keroog bi mu invité Ngouda Mboup ak kii waay Masek voilà di leen laaj ci affaire boobu noonu ñu nekk ci débat bu gudd Pape Ngagne Ndiaye di gën a insister donte rôle journaliste lay def di gën a insister naan non bii 5 ans la bii 7 ans la mais loolu ñëpp xam nañ ne dafa leer nañ affaire bi du question de mandat bi dañoo wax ne bloqué nañ ko ci 5 ans lañ wax mais la ca topp
moo jar a bàyyi xel mooy nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs lañ wax waxuñ ne plus de 2 mandats de 7 ans wala plus de 2 mandats de 5 ans ñaari mandats yu teglantoo Macky Sall xam na ko bu baax a baax bind na ko ci livre am wax ne moom ñaari mandat lay def na benn bu ko sénégalais yi joxaatee beneen 2019 donte sàcc na ko foqar ñu ko bu ci pare na ci wax na ko tamit ci ay place yoo xamante ni yu am solo la ay réunion solennelle yoo xam ne ay CEDEAO yeeg ay Union africaine ñëpp magnifié ko kontaan ci lool voilà donc nag pour man loolu nekkul débat ay toog muy di ko may buntu muy wax naan ay du ma wax wii du ma wax non du moom mooy wax wii wala mooy wax non oui ak non constitution bi moo koy wax te constitution bi sénégalais ñoo koy voté nañ référendum bi 2001 Ablaye Wade def si ñaari mandat bloqué ko moom mu ñëw ne mandat bi dafa am problème mu coow mu ñëw def révision constitutionnelle en 2016 gis nga leeral na ko mu leer kon fii du moom mooy wax naan damay wax oui wala damay wax non amul droit wax oui wala wax non mënta am troisième candidature mënta nekk te moomul Sénégal du moom mooy wax ki war a nekk président Sénégal wala ki ko war a nekk pexe yu muy def yëpp nag mooy mu ngi xeex Ousmane Sonko pour éliminer ko kooku bañ a nekk président de la République bu Sénégal waaye nag dinañ ko xamal ne ko moom kooku bu naree nekk président moom mënu ci dara parce que président bu Sénégal sénégalais yi ñoo koy tànn moom day voté yeneen moroomu sénégalais mi dañuy voté te moom mënul voté ñaari yoon benn yoon rek lay mën a voté man mi mënumaa voté ñaari yoon benn yoon laa mën a voté donc sénégalais yi nag ñoom ñooy tànn ñooy voté bu ñu voté majorité bi 50 virgule nangam pour cent bu ñu tànnee kenn ne kii moo ñu doy kooku la ñuy jël daf ko président de la République du Macky Sall mooy toog fii naan day xeex ay nit wala ay du ma wax wii du ma wax non mel ni moom réew mi moomu ko dañ ko kaa dénk amul benn droit di wax ay du ma wax wii wala du ma wax non moo tax journalistes yi dañoo war a bàyyi di ko poser question yooyu noonu parce que réew mi moomu ko luñ ko dénk la ne ko ñaari mandat ngay def mën ngaa def benn ñu ne la doy na demal mën nañ la renouveler mais renouvellement bi nag benn yoon rek la mën a nekk bu ñu la renouveler benn yoon jeex na mënatoo am lu ëpp ñaari mandat kon defe naa ne loolu dañoo war a arrêter débat boobu noonu di ci wax bés bu demee nag ba naan dafay forcer su boobaa nañu wàcc ci mbedd mi jàmmaarloog moom wan ko ne ko Sénégal moomoo ko yaag ñi nga àndal noonu di jéem a xeex ay nit amuñ droit xeex kenn yaawu jàll sax bu ko neexee mu déposer candidature am ne dafa bëgg a nekk président du Sénégal bu ko sénégalais yi falee ñoo xam ne sénégalais yi ñoo ko fal waaye di jël nit di marginaliser di xeex nit naan ay kii daf maa contre du fi nekkee président te yow façon ñaawteef bu nekk def nga ko jël nga ko dàq ko fu muy liggéey sa ay nit mu jiiñ leen ne dañoo sàcc xaalisu sénégalais ñu dem instrumentaliser benn xale bu ñuy wax Adji Sarr ñëw ne daf ko violer pour yàq deram yónni ay nit ci plateau yi chaque jour suba ngoon guddeeg bëccëg ñu nekk ci deram bi di saaga di xaste di wax ay wax yu ñaaw te terewul nit ñi ñu ngi koy gën a bëgg bés bu ñu fa àggee nag sénégalais yi ñoom ñooy décider du Macky Sall mooy décider voilà kon daal encore une fois livre bi nga xamante ni Moussa Balla Fofana bind na ko moog le président Ousmane Sonko ñu tuddee ko les territoires du développement dem leen ngeen jënd ji ko ngeen lire ko xam lan la ñuy évoquer ci biir ndax bu ñu faloo ñu mën a xam ñi fan lañ ñuy jëmee c'est très important nit boo bëggee jiite réew da nga koy bind wane ne su ngeen ma joxee réew mi fii laa koy yóbbu nit nag mënul matale lépp mën nga ñëw def lu am solo keneen ñëw àggale mën nga def tamit tuuti keneen ñëw rek àggale en tout cas àdduna bi mu sosoo ba léegi loolu moo fi mës a am nit mënul def lépp voilà kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci bàyyi xel bi di leen jox rendez-vous beneen yoon ci yeneen direct asalaamaaleykum wa rahmatullah